waaw reprise bi bon on peut dire que def nañ ko de manière effective parce que élèves yi ñëw nañ il y a quelques absents quand même mais ñëw nañ en masse man vraiment je m'attendais pas à ce que ñu toll ni pratiquement ñoom ñëpp ñëw nañ ñi absenté bëriwul le corps professoral aussi ñëw na professeurs yi ñëw nañ même ñi amul cours sax ñëw nañ ñu ngi fee toog au niveau de la salle des professeurs donc le dispositif aussi il y a des lavoirs indi nañ ay raxasukaayu ndox yi ñi ngi raxasu fii ñeneen ñi ngi dem ci robinet bi di raxasu il y a des gels pour ñu désinfecter seen loxo yi professeur comme élève jox nañ ku nekk 3 masques jox nañ élèves yi seen emploi temps yi installé leen seen classe aussi parce que seen classe yi dafa changé donc installé nañ leen ku nekk sa classe ak sa numéro de table nga xam ne boo ñëwee prochainement di nga xam ban salle ngay nekk ak fan mooy sa table voilà waaw dañuy insister parce que ay xale lañ aussi donc il faut ngay insister à ce que ñuy respecter mesures barrières yi je pense que enseignant loolu waru ko jaaxal parce que ku fekk xale boo xam ne xamul dara nga fexe ba mu xam donc pour nga jàppale ko ba mu mën a approprier wu mesures barrières yi je pense que du nekk lu jafe ci ñoom donc dañuy insister rek di répéter porter leen masque yi takk leen masque yi da leen raxas loxo yi ce matin nee naa leen lii ñu leen defloo tey bu subaa bu leen ko kenn wax bu ngeen ñëwee na ngeen xam ne da ngeen di dem robinet raxasu laal seen gel dem toog seen table xaar seen professeur. ñun de depuis démb la ñu root suñuy bërigo jël suñuy disposition vérifier nombre de tables nombre de salles defar nettoyage bi c'est-à-dire démb lañ ko complété sax parce que commencé nañ ko bu yàgg tey bi ñu démarré tamit yàlla def na ci sutura macha allah prof yi waroon ñëw ñëpp ñëw nañu xale yi am na quelques absents mais mënuguma la wax nombre bi parce que on est en train de faire ñu ngi wër ci salle yi pour xam ñan ñoo ñëwul ak ñaata lañu suñu paree am nañ seen fiche de renseignement dinañ woo parents bu ñu woowee parents yi ñoom dinañ wax lu tax seeni doom ñëwuñu moo tax bi ngeen ñëwee ma leen laaj ndax yéen raxasu ngeen parce que yàlla day def ko dugg rek ñu jël sa température nga raxasu te même raxasukaay sa bu doon ko seetloo am na place su mag ñi am na place su xale yi bi ngeen di dugg tam defe naa gis ngeen ne am na ligne bu rouge bu ñu defar xaw ma ndax seen xel nekk na ci élèves yi bu ñu duggee ligne boobu la ñuy topp ba seeni saal bu ñu di paree tamit am na bunt bu ñuy génne bu bokkul ak bu ñuy duggee parce que yàlla moo def école bi ñu ne am nañu possibilité dugge fii génne ji fële loolu yëpp macha allah taxaw nañ ci. yàlla dafa def nag ñu am président association parents d'élèves Mamoun Owens Ndiaye taxawaayam rafet na bu ñuy génnaal sax dinaa leen ko woon suba ba tey mi ngi fi avant tey chaque matin du dem service am te jaaru fi xool bu ñu toogee bi ngeen di dugg defe naa gis ngeen mbedd mi nu mu poussière moom mooy dox loolu pour su ko si may ñu kii bu weex bi pour ñu recouvrir ko parce que latérite bi daf ñu sonal trop même bi ñuy sooralee taw bi dem na ba ci waa TER pour ñu fattar ñi fi TER bi dagg pour wax ne nag association parents d'élèves moom ñun de jooyu ñu parce que ñu ngi ñu taxaw. waaw xam nga table banc yi bu fekkee ne benn dafa nekk ni beneen nekk ci ginnaawam boo tegee élève bu nekk fenn fu nekk benn élève distance bi du mat 1 mètre donc on est obligé ñu def leen par zigzag bu kenn toogee nii keneen toog ci ginnaawam mais ci beneen côté ba bu ko defee boo leen nattee même bu matul 1 mètre dina ko jege. waaw indi nañ ci seen jàppale effectivement parce que ci salle de classe yi nga xam ne occupé nañ ko am na si yoo xam ne mën na am ay jafe-jafe ci nawet bi ñoom engagé wu nañ que ni dinañ ko defar. ba d'ailleurs ki koy defar ñëw na ba def devis bi ba pare donc je pense que ñoom ñaar ñun ak ñoom ñoo ngi liggéey bu baax. bon ñun duñu am problème inondation quand même parce que cours bi ni mu toll nii su tawee ndox bi yëpp daf koy naan donc ndox du des ci cours bi mais au niveau des classes la am ay classes yu senn te yaakaar naa ne comme ni ko APE bi def waxee dinañ ko defar ci nu mu gën a gaaw. bërki démb ba lu ñu inspecteur d'académie yónnee programme bu bees bi matière yëpp am na luñ ci teq. yenn yi dañ ko comprimé yenn yi dañ ko wàññi complètement ne tel chapitre kenn du ko defati léegi nag loolu la ñuy doxal parce que li ci des bareetul par rapport ak li ñu perte pour mën a dem examen. am nañ daal li ci war thermoflash la ñu waxoon gel wala système de lavage des mains bu xale bi yaramee tàng yàlla suturaal nañu ba waxtu wi ñuy wax daal amuñu benn jafe-jafe bu mel noonu maintenant peut-être sax li ñu ci am chance encore mooy prof d'EPS yi. puisque defuñu cours ñun dañu ñëw jàppale ñu ndax ñoom ñoo xam xale yi ñoom ñi dafa ñoom cours ci biti tam ñoom macha allah dañ leen xam donc yomb na daal ci ñun. une fois par semaine la
donc chaque dimanche incha allah jox nañ ñu pulvérisateur jox nañ ñu jetol bi ñu demee IA dañu wax ne pour loolu pour nettoyage bureau yi la et on va s'y atteler samedi ak dimanche daal 22 salles ñu occupé ak bureau yëpp dinañ ko nettoyer. instant bi may waxee yow de wax dëgg yàlla taxawu nañ ñu nag taxawu nañ ñu fa ñu war a taxawee keroog rek ñu ngi laaj suñu numéro infirmière bi ne fii parce que dañ leen waroon woo ñoom renforcer leen waxtaan ak ñoom. donc je crois que muy ministère de la santé muy ministère de l'éducation nationale li ñu warloo ak ñun en tant qu'autorité def nañ ko ba mu mat sakk. waaw ñun moom jël nañ suñuy matuwaay salle bu nekk dañu xool nombre de table banc ou bien classe bu ne dañu xool effectif bi ñu diviser ko par 2 on avait 11 terminales léegi on en a 22 fi mu ne bu ñu demoon léegi di nga gis salle yoo xamante ne am na ay ñetti wala ñeenti banc yu kenn toogul maintenant nag xale yi seen problème mooy bu ñu génnee dañu lëngante. gëj nañ gisante namante nañu mais surveillante ñu ngi toog pour di leen teg ci yoon wi mais xaw na jafe nag côté boobu parce que xale yi moom xam nga dañoo xaw a dëgër bopp mais ñun lépp lu ñu waroon moom wax dëgg yàlla taxaw nañ ci. non programme bi changé nañ ko professeurs yi d'ailleurs envoyé naa leen ko ñoom ñëpp jot nañ ko am na ay chapitres yu bëri yu ñu ci wàññi ci discipline bu nekk donc yaakaar naa ni ñoom ni ñu waxee sax ce matin nee nañ ne avec peu de temps. bu fekkee ni remédié nañ ba pare rek mën nañ jeexal programme bi parce que wàññi nañ ci ay chapitres yu bëri. désinfecté woon nañ ko xam nga reprise le 2 bi avorté woon fekkoon na bale woon nañ ba désinfecté ñun boobu sax d'ailleurs pare woon nañ pour reprendre parce que matériel bi ak désinfection yëpp nekkoon na ci mais n'empêche démb aussi ñëwaat nañ pour gën a nettoyer waat fompat table yi ba mu set. collège bi ñun benn problème rek lañ am mooy que ni salle de classe yi dañu tuuti salle de classe yi ndaw la ñu am ba nga xamante ne ni mënul jël lu ëpp 3 rangées. loolu moo tax fi mu nekk suñu effectif ci salle de classe yi dafa war a tuuti parce que dañu ndaw classe yi dañ tuuti comparé aux autres classes au niveau des autres établissements classe yi tuuti daal mooy suñu problème. ñun defe naa mën nañu liggéey ba mois d'août te duñu soxla duñu jënd parce que jox nañ ñu yàlla dafa def inspecteur d'académie bi ñu am dafa naan bugguma dara manqué ci école bi door bi te muy suñu fa donc lu ngeen laaj lu ngeen a soxla rek. ba bërki démb dem naa foofu ngir dolliwaat ma thermoflash dolliwaat ma bërigo dolliwaat ma gel dolliwaat ma jetol donc on a un stock. waaw tey dañu ñëwoon comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp rek tey la reprise bi donc le 25 juin pour que élèves yi mën a reprendre classe yi muy les élèves qui doivent faire les examens ñi war a def examen ñoo war a reprendre tey moo taxoon rek suñu kilifa yónni ñu. nañu pour ñu ñëw jaar ci yenn écoles yi xool ndax reprise boobu nekk na loo xam ne na vraiment lu effective la ñu xool ndax xale yi ñëw nañ xool ndax professeurs yi ñëw nañ xool aussi ndax geste barrière matériel bi est en place matériel bi ñu joxe ci école yi ndax c'est en place est-ce que matériel boobu nit ñaa ngi koy jëfandikoo élèves yi ñu ngi koy jëfandikoo professeurs ñu ngi koy jëfandikoo kon nag tey loolu la ñu seet si woon tey xoolaale aussi bu fekkee ne na am na ay yoo xam ne yi dafa manqué ñu xool bu ñu demee ñu wax ko mu xool naka lay def ba yëpp yem. si lycée Abdoulaye Sadji moom macha allah parce que bi ñu ñëwee gis nañ si bunt bi kit de lavage des mains yi ñu fekk nañ ko fi gis nañ fi gel hydroalcoolique yi gis nañ bi ñu duggee ba ci biir aussi xool nañ classe yi. am na distanciation sociale bi ñuy prôné bi ñuy conseillé ñu def ko am na aussi port des masques ndax gis nañ vraiment ñi ci classe yi am nañ masque gis nañ aussi que ne le lieu est propre surtout set na école bi set na am na yu bëri yoo xam ne yii désinfecté nañ nettoyé nañ waaye gis nañ femme de charge yi sax fekk nañ sax ay femme de charge yu nekk di nettoyer les toilettes ak affaire yooyu mooy ne daal lycée bi set na daal mën nañ wax daal vraiment sant yàlla daal bi ñu ñëwee lycée Abdoulaye Sadji ñu ngi ñaan mu continue nañu def seen xel ne ci nawet la ñu nekk te nawet li mu laaj ñëpp xam nañ ko taw bi dina am école yoo xam ne na salle de classe peut-être mën na inondé wala école ba inondé yooyu disposition yëpp laaj wax nañ pour que ñi nga xam ne ñoo nekk ci école yi ñu jël disposition yi kilifa yi école yi itam jël disposition yi ba jàppale si waaye école yi bax li nga xam ne li nawet bi mën na kaa yàq yëpp ñu jéem koo defar balaa nawet bi
wala ñu jéem a am beneen solution boo foo xam ne fa la ñu mën a di transférer élèves yi ci nawet bi bu dee salle de classe yi kiyewuñ ko mënuñ leen abriter ndax day am ay seen ak yooyu. waaw xam nga lépp looy gis rek xam nga yàlla moom mooy am 100%. leen mbindeef moom peut-être mënul am 100% wala dispositif boo mënti gis mënu wax ne 100% la waaye li ñu gis ñun tey fii dal na suñu xel ba nga xam ne suñu doom yi vraiment dugg nañ mesures yi nga xam ne problème muy wax maanaam ñu koy wax protocole sanitaire bi respecté nañ ko yëpp mat na li nga xam ne moom la matériel bi nga xam ne moo la war a àndal yooyu daal di yëpp mat na ba nga xam ne élèves yi dugg nañu toog lépp nag looy gis des fois dina am ay tuuti couac mais yooyu yëpp dañ koy lijjanti jooyanti ko parce que premier jour la woon loolu yëpp defe naa ne ñun en tant que parents d'élèves on est satisfait si loolu. booy wax CM booy wax par exemple lycée wala cours moyen secondaire xam nga ay intellectuels presque ñoom ñoo fa ne ku si ne képp comme munti ne muy commencé si gardien bi ba si proviseur bi kooku woo rek xam na lan mooy protocole sanitaire bi lépp mun nañ ko doxal même élèves yi seen bopp sax comprendre nañ xam lan mooy protocole sanitaire bi boo leen ko doon imposer sax dañuy génn dañuy bañ comprendre nga donc kon tout est mis sur place moom mooy wax ne on est satisfait. def si heure bu toog wala chef d'établissement boo xam ne dafa bëgg a liggéey te bokkul sax parents d'élèves yi kooku defe naa ne école am du egg fu mu war a egg parce que sax même taxe yi mooy ko loolu parce que dañ ne école communauté bi presque booy xool école bi communauté bi moo ko moom communauté bi da si war a bokk école dañ ne concentration décentralisation moom moo tax ñu ne communauté bi na si bokk booy xool gouvernement bi bees bi fi ñëw bu bokkee dafa wax lu mu loolu la teg école bi muy domaine éducation muy domaine santé dafa cëral communauté bi si pour école bi moom mooy dafay désengagé wu vers les collectivités territoriales vers la communauté nag surtout communauté bi man dama koy yàgg a wax nee naa communauté bi xajul si école moo naa bu ma nee xajul si école mooy groupement de femmes APE chef de quartier ASC ñooñu ñëpp seen i doole ñuy yor rek bu ñu ko dugaloon si école bi moom école yëpp ay nickel loolu nag pour def ko nag il faut que chef d'établissement ba wala ñi fay jiite xëccal leen woo leen boole leen si mokka ne leen école ba yaa koy moom école milieu lañ wax loolu de bu amee école du oto am problème boobu sax duñ faale sax gouvernement. am na incha allah taala fas nañ yéene bu ñu génnee même journée tey bii nii dinañu am na dispositif bu fi nekk boo xam ne dinañu pulvériser salle de classe yi ak aussi table banc yi bon bëgg nañ aussi te mu ñu ngi ci wax def nañ appel ci autorité bi mooy ñu fexe ba chaque week-end ñu désinfecté waat école bi yëpp ak matériel bi bu xale yi doon utiliser ba nga xam ne le lundi bu ñu ñëwee rek dañuy mën a duggaat jàng ci xel mu daal. tamit lu ñuy wax les 1000 étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk dañuy jékki-jékki rek defaru daal di ñëw boole si peut-être sama xel du kii nii peut-être président dina wax yeneen groupement yi nga xam ne ñoo fi ne vraiment jàppale gis wala ni ñu bëree ñëw jàppale seen i frères jàppale seen i sœurs pour école bi yëpp mënut a dox ñun sax ñun APE mënoon nañ wax mën nañ daal di taxaw na le parce que ñu ngi def benn rôle bu importance te du école bi rek lañ nekk de ñu ngi si école yi nekk fii yëpp Tëngéej muy CM di lycée di élémentaire ku ne am nañ ñu fa yóbbu ñuy jàppale vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm. kuréel yi am na kuréel bu ñuy wax MATSA bu góor gi Samb jiite am na kuréel bu ñuy wax les 100000 étudiants bi nga xam ne fii ci commune de Rufisque bi Thierno Ndiaye moo ko jiite am na aussi aar sa bopp aar sa gox bi nga xam ne Pape Mor Mboup moo ko jiite. am na d'autres associations yoo xam ne tey dañu tas ci dans toutes les écoles et établissements du fii rek mais dans tout le département de Rufisque te ñi ci ëpp aussi ñu ngi sous le couvert donc du préfet Kane. ak hivernage bi di ñëw jël nañu matuwaay yu mat sëkk ba nga xam ne écoles yi nga xamante ne ni dañuy taa préparé nañ ay moto pompe yoo xam ne bu ñu fa tolloo rek. immédiatement dina am équipe bu ñëw ñu pomper ndox mi jëlee ko fa pour suñu doom yi mën a jàng ci anam bu rafet donc ñu ngi suivre comme ni ko ONS waxee ñu ngi suivre te incha allah fépp am manquement les parents d'élèves dinañ fa taxaw pour alerter incha allah. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal
duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.